asalaamaaleykum sama gaay yi waaw Cheikh bi nuyu na leen de waaw dellusiwaat tey nag moom dañoo ñëw spécialement pour mën a wax di def benn témoignage parce que am na doomu aadama yoo xam di ay sénégalais comme ñun waaw ñun ñi nekk ci àll beeg ñu nekk ci Sénégal ñun ñëpp am na koo xam ne si ñoo xam ne vraiment dañoo mérité waaw ñoo xam ne médaille d'honneur lañ leen war a jox muy ay doomu aadama yoo xam ne dañoo ñëw ci àdduna nekk ay sénégalais mais di def ay mbir yu am solo ci Sénégal mu ci social ba muy nit ñoo xam ne si vraiment dañoo mérité waaw man nag bu ma gisee nit ki mérité du ma mën a toog di seetaan ñu koy def yenn yu ñaaw yi waaw parce que boo dee sénégalais nga di servir sa réew mi ngi mel ne américain yi la ñuy respecté militaire ba mooy muy servir réewam waaw donc le sénégalais bi nga xam dafa mérité waaw ñu war ko décorer waaw man nag décoration ba nga xam ne si maa ko jox bu ko président joxul wala kenn joxu ko man ma delloo ko njukkal waaw am na personnage yu bari yoo xam ne ña nga Sénégal yu mel ne ay Youssou Ndour xam nga kenn ku ne ak domaine bi nga xam ne si vraiment ca nga nekk nga mérité ca waaw tey nag ki taxoon ma ñëw war ko décorer man à ma façon mooy Mamadou Ndoye Bane waaw Ndoye Bane dama gis gaa yu bari di ko ñàkk teggin ci réseaux sociaux yi di def lu ñaaw peut-être ñoom ñoo koy def dañoo xamul Mamadou Ndoye Bane moomu dëkk Pire ca Sénégal lan lay servir à sa nation waaw loolu laa bëggoon ñëw rek joxe ci sama benn contribution loo xam ne si nit ki daf ko mérité vraiment nga war ko mën a waxal parce que ñu bare daañ nekk fi di la saaga wala ñu lay ñàkk ay teggin peut-être dañoo xamul vraiment yow sa jaar-jaar xamuñu sa passage xamuñu yow yaay kan dañuy gis rek tey jii ndeysaan tey ku ànd ak Macky Sall rek ñi ne ci réseaux sociaux yi compté wuñ Sénégal du ñoom ñoo yor Sénégal du ñooy fal di folli waaye ñoom ñoo yor wax ju bari ji boo leen di déglu sax day mel ne ñoom ñooy décider sur le destin du Sénégal quoi le destin de chacun de nous waaw parce que boo àndeek Macky ñoom ñu daat lay contre di la ñàkke teggin duñ xool sa passé te xamuñu ne nit ñooñu doomu aadama yi Macky Sall nekk fa ak mu ñàkk fa nekk ñoom liñ doonoon dañ koy doon bis bu fa Macky nekkatul tamit ñoom dañ doonoon lañ doonoon avant Macky di fa ñëw voilà mais nag tey toll nañ ci diggante boo xam ne boo waxee rek lu jëm ci ànd ak Macky Sall rek ñu bëgg laa ñàkk teggin ci réseaux sociaux yi ndax loolu moom mooy seen guerre waaw seen xeex xamuñu ne ñoom bu ne dañuy xeex Macky Sall nañ xeex Macky Sall mais nit ku ne démocratie mooy man damay ànd ak kii yow nga ànd ak la neex waaw bu fekkoon ne démocratie amul woon Sénégal tey élection du fa am soxlawu ñu naan Macky dafa sàcc ak du sàcc ak sàcc élection yeeg mais boo demee ba ne élection am na yow nga am koo mën a faral muy Sonko Idrissa Seck Karim Wade muy Khalifa Sall ku la neex xam nga boo demee ba am pouvoir mën a voter diw wala diw mais loolu rek déjà c'est la démocratie mun leen taxaw nag ci xam ne yéen da ngeen war a dem di voter ku leen neex ba pare bëgg nañ ni ñëpp dañuy ànd ak ka ngeen choisir yéen te yéen waxu leen sax ku ngeen di voter waaw na nekk ci opposition bi rek mais jàpp leen ne am na ñoo xam ne Sénégal nag 100% ànduñu duñu ay opposants donc Mamadou Ndoye Bane am na droit féete fu ko neex bu féeteeg Macky Sall man mii tama taxaw ne leen Macky Sall lay voter mais kooku sama droit la comme yéen ni ngeen bëggee ànd ak Sonko ngeen ak Sonko ku ànd ak Idriss Seck nga ànd ak Idriss Seck mais c'est ça la démocratie mais bu leen taxaw naan ñu ay dictature amu fa dictature fu mu am élection du fa am doo nekk naan damay voter Sonko wala Idriss Seck non le dictateur il reste là-bas élection du am kon nag lu metti nangu leen ko waaw Macky Sall mee fa nekk man maa ngi def émission boo xam ne si dama leen di woon ay ses réalisations mais loolu teewul nit ñi am seen choix man dama leen di won li ngeen di weddi yéen ne amul loolu laa leen ñëw di leen ko tegal nit ñi di ko gis mu neex leen ak mu naqari leen kii nag moom di dox ci loo xam ne vraiment la muy def man Khadim ngi defuma ko yéen ñii defu leen ko waaw bis bu ne nag di dégg kii naan du journaliste jàngul jongul dama leen bëgg a xamal ne gars yi ay jàng am na fu mu yam Youssou Ndour mi ban jàng la jàng Ndiouga Kébé ban jàng la fi jàngoon Serigne Mboup ban jàng la
ay personnage yu bare yu mel ne Bokar Samba Dieye xam nga ay Diallo Picc ñooñu ban jàng lañ fi jàng Rockefeller jël nañ jàng te pourtant yéen ñiy jaay fi ay jàng naan ay journalistes ngeen vous êtes des grands mais vous êtes payés par quelqu'un qui n'a jamais étudié Youssou Ndour daf leen di fay yéen a taxaw fii ay Baba Aïdara gars yi taxaw naan ko ñii ay Ndoye Bane ñii war a bokk ak moom classe non loolu ngeen bëgg ko teg fan te pourtant Youssou Ndour ko doon fay Youssou Ndour dafa ëpp jàng Ndoye Bane ne kooku bu leen ko xool bëgg a teg yëpp ci ay jàng waaw Sénégal ak yeneen réew yi ñoo koy yor économie ba vrai du jàngkat yi parce que ñiy jàng di ko bàkkoo duñ dara ay dépendant lañ waaw ñi jàngul ñoo leen di yor ñi dañuy véhiculer des milliards loo xam ne yéen yi jaay ay njàng di ko bàkkoo yoru leen ko kon nag na ngeen jël respect di ko jox doomu aadama nit ki bu mérité ngeen jox ko méritam léegi avant ñuy sori dama am benn affaire boo xam ne flèche la moo wax leen ko lan la xol bu bon lan lay provoquer ci doomu aadama déglu leen loolu benn seconde ñu ñëw voilà. gis nga kaf ak xol bu neex day tax nit gudd fan waaye xol bu bon soxor yéene woo kenn jàmm iñaan di xëy di lijjanti problème jàmbur yi ak di critiquer nit ñi mënoo ci ñoom tus taal bu yàlla taal sànni ca matt moo gën di ko jéem a fay da ngay sonal sa bopp rek ku yebu sa xol bii nga féexal ko te am billaay boo ñamoon féexal sa xol bi dara dàqu ko. ok loolu ma leen jox noonu yéen a ko gis kooku conseil la parce que doomu aadama yi nekk surtout sénégalais nous les africains ñun ñoo gën a bañ suñ bopp ñun lépp lu baax ñu ngi koy rejeté africain mooy sénégalais surtout mooy ki lay yóbbu ba nga àgg ca pale ba boo demee bu diju moom mooy koo xam ne soxlaatu la day wut noo génne pale ba falaat kenn ku bees war koo teg yóbbuwaat ko ca pale ba pour génneewaat ko ca pale ba bëgguñu koo xam dañ dem ba fal ko ba mu toog ñu bàyyi ko fa déedéet dañ lay xeex pour nga wàcc ñoom ña la faloon loolu du jëfu nit ku baax nit day bañ a iñaan nit loo xam ne yàlla mooy dogal ne ngeen ay jullit ngeen am na lu ngeen gëm da ngeen di nangu dogalub yàlla waaw gis nga diwa ngeen di dem Thione Seck da ko way yàlla moo koy def ci jàmm diw la ñuy teeru tey yàllaa koy def ci jàmm mën nga jàng ba yeey kayit boo wàccoon fii kenn du yëg ne àgg nga fa kii jàngul mais bu accès ñu ne diw la ñuy teeru tey kooku yàlla moo koy sàkk ci doomu aadama Ndoye Bane mii ngeen naan jàngul jongul comme Ndiouga Kébé comme Youssou Ndour comme tous ces gars-là te ñoo leen sut yéen ñiy jaay ay njàng du ngeen dara du ngeen tus na leer xool leen lii mu defal gone gi nga xam ne si amoon na problème bi elle va raconter son histoire kan moo ko defal opération ba mooy Ndoye Bane Mamadou Ndoye Bane mii dëkk Pire ngeen di xas di ko saaga yéen ñaan da ngeen a jàng da ngeen a yor ay diplôme kii jàngul yorul diplôme du journaliste waaye la muy def daañ ca agsi journaliste yi iñaan ngeen def moo tax ma jox leen vidéo bi avant xool leen lii Seynabou Ndiaye mi lan la ko Ndoye Bane defal loo xam ne yéen a ngi yuuxu fu ne ci àdduna yàq daram di ko saaga te lii defu leen ko te mënoon nekk seen mbokk ëllëg mën a taxaw seen mbokk yow mii may seetaan yow mii yor sa iñaan googu di ko saaga xool leen lii Seynabou Ndiaye ñu del si waat feebar bi yàgg naa man de parce que dama ko judduwaale ndax man lii mooy sama quatrième opération ñibbi suñ kër affaire bi daal mel ne luy yokk ay moyens laa am woon pour faju parce que sax sama papa am na ko ne ko woon bàyyi ma xale bi man ma yóbbu ko France mais sama papa nanguwul woon loolu parce que njàmbur yi daal ñoom seen doom bon sañoon duñ génn fee lay doom di toog seen wet mooy daanaa génn parce que ñun suñ kër amul problème boobu ñun suñ kër société la rek comme ñëpp boo ñëwee da ngay daal di bokk ñoom xawlu mun noonu woon bët boobu ñoom comme ñoom daal lan comme seen bopp lan ma xoole woon waaye man maa nekk nit koo xam ne daal affaire bi dafa ma defoon soog daaw ma bëgg a génn fi ne bu nit ñi bari toogee nii daaw ma bëgg a génn damay xaar ba mu xaw a kii ma doog a génn parce que man su ma jëwee nit ñi bari day mel ni sam tànk yi day commencé laxasoo nan laa def ba faju xanaa rek jaar ci nit ñu baax ñi parce que sama papa bii moom itam yàgg na cee dox yàgg na cee wax ba am benn bis mu ñëw suñu kër daan ne ma te xaaral man am na sama benn xarit bu nekk kër fii bu ma nekkal réew moom ku ñuy wax Bijou Ndiaye léegi man dinaa ko jox sa photo bi mu joxal la ko Ndoye Bane
léegi ma toog ma sax gëmuma ko woon parce que man dafa mujjoon ma daan ne man daal dootuma kenn dootuma fotooti di jël sama photo di ko yóbbu parce que nit ñi gëmatuma leen man daal naa toog rek lu yàlla def li gën bu ma wéree baax na su ma wéru tamit mooy loolu comme que lii yàlla ma ko teg xëy na yàlla mi ma ko teg dana am benn bis moom mu teggil ma ko mu set wécc danga fay fekk ay boroomi ween ay boroomi bopp ñoo xam ne daal ñaanu yàlla mel na ñoom da ngay santaat yàlla bu baax a baax di sant di sama yaay parce que jàpp na ci bu baax a baax a baax ba moon na maa mel ni mu sàggane ma wala mu def mel ne neen di sant sama yaay bu baax di sant mi sama tante mooy sama wujj yaay bi booy tam ku baax la maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant ñëpp di la sant tamit yaay itam parce que baax nga lool feebar faju yomb ne waaye am ku la jàppale ci boppam moo jafe-jafe Ndoye Bane waaye yow itam kenn macha allah kenn demul nga des sonn nga ci trop foo toll yaa ngi may woo guddi te musuma laa woo téléphone ba nga coupé ma wala jëloo ma soo gisee sama appel yaa may gaaw woo ne ma lan la ana Seynabou lan la heure bu ma la woo téléphone doo ma coupé képp koo xam ne nii jàpp na ci te yàlla rek tax nga jàpp ñu ngi lay sant di la gërëm ñëpp ci jàpp ñëpp ci sonn def sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ndax feebar dafa metti bu la dalee nga am ku la jàpp la rek yàlla diselatu la dara kon nag yéen a ko gis kooku Seynabou moomu di gone goo xam ne rusoon na sax di génn ci ay doomu aram gis ne kanamam googu ni ko yàlla binde ni ko yàlla sàkke bu doon day xaar ñii taxaw di saaga ñii taxaw naan ñoo yor am njàng ñii taxaw naan ko warul bokk ak ñun classe yaakaar na ñoom ñoo sut ci doomu aadama war ngeen a rus bi ngeen gisee lii kii ku jàngul deful dara moo leen gën a tekki moom moo def loolu waaw muy Ndoye Bane mi ok léegi ma xool demal Pire gam dëkk xoolal lim def ca daara yooyu lan la leen di defal ci le social toujours di ko ci def ci alalu boppam ci xaalisu boppam yéen ñi jàng defu leen ko tey defu leen ko ëllëg Ndoye Bane ci Pire
yéen a ko gis loolu kooku ay don la yoo xam day jël ci man-manu boppam ak nit ñi nga xam ne yàlla boole na ko ak moom parce que nit ki nee nañ doo ñàkk gis nga boo amee nit ñi am nga lépp waaw man bu ma ñàkkoon te am 1000 personnes yoo xam ne si gëm nañ ma yaakaar nañ ma soxla 10 000 wala 100 000 wala 1 million gis nga ñooñu man mën naa bañ a yor dara waaye xam nañ lu baax ci man xam nañ lu jub ci man xam nañ li ma yéene doomu aadama yi te teguma ci am njàng ak ñàkk jàng yaakaar guñ ma yaakaar su ma taxoon woo leen kenn ku nekk bu ma ne joxoon 1 million ku ne ma ne 100 000 ñoom ñooñu dañuy daal di dajale 100 000 et 1 million ma daat man ma jox ko kooku mooy nit ki boo amee nit ñi rek riche la am nit ñi rek moo jafe parce que naafeq yu bare yu mel ne yéen di jaay am njàng di dénigrer nit ki parce que jàngul bëgg ko teg fenn te xam na ne am njàng du mooy yor am réew. économie Sénégal wax naa leen ay non avant waaw ay Ndiouga Québec ay Youssou Ndour ak ay Diallo Picc ak tous ces gars là qu'est-ce qu'ils ont appris yoruñu diplôme yi ngeen yor de yéen ñu koy bàkko waaw kon nag seen diplôme yooyu na ngeen ko yéey ngeen dugal ko sa seen poche ne ñooñu yéenay dem di liggéeyal ñoom ñu leen di fay par weer ngeen leen lan oui patron di leen sujat di leen toojal voilà kon nag na ngeen xoolaat seen bopp bala ngeen a wàññi doomu aadama yaakaar na am njàng moo leen koy may seen njàng moom da ngeen yor seen diplôme ngeen téye ko voilà kii dafa toog di leen jàngal lu seen métier yéen ñi war a nekk ay journaliste li muy def exclusive yi muy am amu leen ko amu leen xalaat bi amu leen intelligence bi maa ngi leen ci woon benn ni ci affaire Libye boobu am na ñu ñëwoon mu créé ci programme am di wax ak gars yi nga xam dañoo jóge woon Libye ba benn coxeur boo xam ne si moo nekkoon di def trafic boobu woo ko woowul Baba Aïdara woowul yéen journalistes yu tekkiwul dara yi di jaay naan duma sa moroom moom lañ woo kee nga xam ndongal daara kese la dëkk Pire ñëw Ndakaaru jaay voilà kon nag xool leen ngeen di jàng gis nga journaliste bi ñu fa jàng seen éthique ak déontologie lañ leen wax ngeen di wax dëgg di ko raconter loolu mooy loo xam ne defu leen ko tey loolu toog fii farnan fee di inventer seen ay fake news ñëw di ko gëmloo kii rek ñëw di wax dëgg ngeen bañ ko bëgg ko boole population bi du mës a am kon nag gars yi xool leen lii parce que da ngeen koy déglu histoire bi nan la demee woon waajee dem di ko wër ndax gis na gars yi di wax mais bëgg na siiw woone Ndoye Bane ba Ndoye Bane jox ko micro invité ko ca rajo ba mu ñëw ba mu génnee police fekk ko ci biti jàpp nañ waajooju tey voilà déglu leen histoire bi après ñuy doogu ñëw pour wax leen ne exclusivité soxlawul yor carte wi ci poche bi am na ñoo xam ne ndongoy daara lañ waaye la ñuy régler yéen amu leen faculté bi amu leen xalaat ba amu leen crédibilité boobu looloo tax muy fëgg yenn bunt yi ñu koy ubbil yéen bu ngeen fa fëggee ñu tàkkal leen li ngeen yor kon nag seen carte yooyu ak daan ay jàng ak ay bokk ñu classe ak waru leen bokk fu ngeen di lekk yéen ay kan bu nekk rien Ndoye Bane ñu doog a del si déglu leen lii loo xam ne journaliste yi ñoo ko waroon dem def kii nga xam ne ñu ngi koy xas di ko saaga moo am exclusivité lii tax ñu bañ ko te dama leen tegal ca commencement ba ak mbañeel ak xol bu bon lu muy yóbbu doomu aadama Ndoye Bane après ñu del si waat Groupe Futurs Médias animateur. Ndoye Bane samedi dernier da nga animé woon benn émission boo xamante ni invité nga ay jeunes yi demoon migration ñëpp ci Sénégal. Effectivement ci ñoom am na koo xamante ni dafa bokk ci ñuy jël xale yi Sénégal yóbbu leen Libye ba bu mu émission bi pare gendarmerie de recherche ñëw jël ko yóbbu. te mu ngi kaso donc yow loolu lan la def en tant qu'animateur. Bon man pour man du dara dama def nit ku def liggéeyam comme toujours rek comme émission yi di doon jàll rek def émission bi am succès c'est tout dama koy jël ci nu mu gën a simple rek pour fexe ba émission bii di may defaat samedi
dàq émission bi nga xam ne moom defuñu ko nag pour ñu jàpp ay nit wala ñu bàyyi ay nit yooyu intéressé wuñu ñun suñu rôle mooy alerte population bi ci benn dara lu am ci réew mi wala lu am ci àdduna bi loolu lañ ci jublu ka affaire Libye bi ça fait plus de 5 ans maa ngi ciy wax ci émission wareef di ko wax ci xalaas di ko wax ci thème de la semaine yàgg naa invité ay boy yoo xam ne dañ jógee Libye ak lañ fa dajeg yëpp ma yàgg koo alerter nit ñi mais su peut-être que Sénégal nit ñi duñu gaaw a bàyyi xel loolu samedi bële passé am na une semaine dama invité woon ay jeunes yu bari ci studio bi ñuy wax leen doon dund Libye mais bi ñuy ñëwee ci studio bi dañu cité ay coxeur yu bari lim nañ ñu bari ay tur yu bari mais daf ci am benn tur bu ci nekk boo xam ne ku tudd Adama Mbaye bi ñu tuddee Adama Mbaye ci émission bi ku ci nekk wax li ko Adama Mbaye def et tout ak fi mu jaar ak moom man xawma Adama Mbaye xawma ndax li xale yi wax dëgg la wala du dëgg donc man sama rôle tas xibaar li ñu jàng ci sunu rédaction yi mooy sunu accusé nit da ngay fexe ut contact am wax ko ni ko soo bëggee tontu am nga droit de réponse sàngam ci laa ut numéro am o Adama Mbaye bi ma koy tombeeg moom tam mu doon wut sama numéro mu doonoon joxoñ bu teex tombeeg ab gestu mi ngi ma bëgg a gis man tam maa ngi ko bëgg a gis parce que su booyu jógee Libye daj fa lañ fa daj ñu ni am na ñu leen ni ñoo xam ne ay passeur lañ ay coxeur lañ ba lim ko ci donc man maa ngi doon topp li nga xam ne moom moo di liggéeyu ju taskatu xibaar ma wut numéro ba am ko woo ko ni ko dama bëggoon ñu gisee parce que booy yi nee nañ mi mun ma effectivement dégg naa booy yi mais dama la bëggoon a gis pour man def sama démenti man ko ñëwal rajo ba avec plaisir mu ñëw ci rajo bi benn matin mu ñëw ma def sama xalaat ba pare sama biir oto laa ko dugal waxtaan ak moom interviewé ko ba pare interviewé naa ko presque 12 minutes ñu waxtaan munu ma moom ca boppam moo ne ma interview bi doyu ma donc su ma sañoon da nga may dalal ni nga dalalee booy noonu nga may dalalee ma wax su ko defee nga woo booy ñu ñëw donc kooku ñeme na li muy def man ko effectivement léegi ki saa doon nekk ci gàmmu gi bàyyi suñu gàmmu ba pare samedi bi ci njëkk nga ñëw le vendredi mu woo ma laaj ma est-ce que confirmé man ko def effectivement damay confirmer samedi da nga ñëw à 22h30 23h la émission bi commencé booy bi ñëw indi toog ñu commencé def suñu débat waxtaan normal comme émission bi ni mu daan demee yow yaay Adama Mbaye mun ma waaw noo def ba dem Libye mu wax ni moom da doon dem Libye pour ku jàll comme bépp booy li ñuy daj li dem ba mënul jàll mu am métier di fa exercer métier am di liggéey foofu di am xaalis ak et tout mu dem ba miin dëkk ba am fay xaritu naaram dégg fa naara et tout léegi nag booy bi ci biir ay waxam soo ko déggee dafa mel ni dafa dem ba nga xam ni yemul ci métier boobu parce que su yemoon ci métier boobu rek du am benn problème mais dem na ba nga xam ne sénégalais yi ñëw foofu dañuy ñëw ci moom am na ci ñoo xam suñu jaaxle dañuy ñëw ci moom ci ay waxam daal jàng naa ci ni dafa dem ba nekk gi mujj gi muy commencé di yóbbu ay nit ci biir waxam ci émission bi muy wax jékki-jékki booy mu ni sax lii may wax di li muy wax nii dafa su sañoon booy yi dañuy ñëw fekkee loolu ci la booy yi doog a ci plateau bi ñu doon ñaari booy benn booy bu tudd naka Mor Maar ak kenn booy ko tudd Ahmed Dieng mi ngi jógee fële mi ngi jógee Touba kooku leen dagg sititi booy bi dafa feebar bi ñu ñëwee toog ñu booy di ko accuser yaa ma def lii yaa ma wax lii yaa ma yóbbu fii yónnee naa la xaalis nangam bi affaire yi tàng dëgg après ci biir émission bi ñu gis ne waa ji li muy wax cohérent wul li muy wax dafa mel ni mi ngi dugal boppam après bi ñu ubbee téléphone bi am ñeneen ñu doon woote ci téléphone bi di ko wax carrément que ni yow sama frère Ibrahima Diallo yow laa yónnee xaalis nangam yaa ko rey di ko accusé yu garaaw benn waaye bu nekkoon en ligne boo xam ne daf ko doon yónnee xaalis mu boole ko beneen nit boo xam ne par exemple su sa rakk su nekkee Libye nga bëgg ko yónneel xaalis bi du dem Libye ka ko téye ca Libye dalay boole kenn pap laam wala kenn fii ci dëkk bi ni ko joxal ma ko su ko ki nekk fii su jotee xaalis fi yow mi ko téye booy bi koy woo booy bi kat dugalal nañ ko 100 000 booy bi kat dugalal nañ ko 500 000 booy bi kat dugalal nañ ko 1 million nangam ki nangam mais loolu sa xaalis lay doon su ko defee nga mën a def service bi nga xam ni defal booy bi service bi nga xam ne moom la bëgg service boobu nag ñoom moom lañ dul def lan dul matale service bi mooy yoral ko lekkam ak naanam su feebaree nga faj ko ba pare su waree jàll pour dem Italie nga yóbbu ko looloo tax ñu lay yónnee xaalis bi mais su fekkee defoo ko ba booy bi am fa ay tolof te yor xaalis ci yow nga yor xaalisam te defoo ko
su booy bi lu ko dal ci sa responsable moo tax nga dégg ñu naan diw moo rey diw parce que soo yoree sama xaalis ma feebar nga war maa jëndal garab jëndaloo ma garab lu ma dal yow la su ma waree dem jéggi war a dem Italie gaal gi taxaw waroo ma nga dugal ma ci wala nga dugal ma ci gaal goo xam ne wóor na leen ni gaal gi su demee day suux su ma deewee yow la et puis ñoom gars yi ñoom il paraît duñ jógee fi ñu toog dañuy toog fi ñu toog maanaam mi ngi mel ni su fekkee Dakar la day am ku leen nga war a dem Ndar mooy Italie nga toog Dakar encaissé xaalis bi ba pare da nga day am ku la nekkal Tëngéej am ku la nekkal Thiès am ku la nekkal Tivaouane am ku la nekkal Kébémer noonu lay demee yow nga toog yow yaa encaissé xaalis bi booy fu mu toll rek da nga ko war a fayal mu continuer fu mu toll da nga ko war a mais gars yi dañ dul def loolu ba tax booy su ñu embarqué pour dem dañuy am problème ci yoon bi ba mujj gi dañuy dee ci yoon bi loolu mooy liggéeyu coxeur loolu mooy liggéeyu passeur bi léegi nag waa jooju newoon ci studio bi loolu lañ ko doon jiiñ booy loolu lañ ko tegal ci plateau bi mu jaxasoo nag xamatul lu muy wax li muy wax koo yorawul tombek peut-être gendarme yi ñi ngi doon déglu émission bi policiers yi ñi ngi doon déglu am ay autorités yi bari yu doon déglu bi ñu demee nag ba émission bi jeex gars yëpp wàcc nañu maa ngi moom sax ñoo mujjee wàcc parce que bi ñu paree émission bi dafa ma doon woon ay document doon ma war naan moom lii mooy sama liggéey sama certificat de travail nii nangam teg naa benn entreprise boo xam ne affaire aluminium lay def ay mooy affaire yi nii lay liggéey wax ma expliquer bi ñu paree ñu tëj après ma tëj studio yi maa ngi moom ñu génn pour dem pour dem dañoo génn rek di dem rek ndekete taximaan yi doon liggéey samedi ci guddi ñëpp ñu ngi ci buntu rajo bi buntu rajo bi fees dell ki nit après ci la ko policiers yi gàttandu jàpp ko monote ko moom ak booy yi ñëwoon ñoom ñëpp lañ jàpp monote dugal ci oto bi yóbbu après ci guddi gi laa yëgaat ka ni booy yi libéré nañ leen ba pare convoqué waat leen lundi mais waa ji moom dañ ko arrêté téye ko parce que ay waxam daal moom leerul te louche na trop après ay nit ci boppam dañ doon woote ci rajo bi en direct parce que su ne ko xam nga passeur diw xam nga coxeur nangam moom da doon toog ci rajo bi di avouer que ne xam na diw ak diw donc passeur yeeg coxeur yi nekk li bi ñëpp a xamante après ay nit di woote en direct di ko accuser yow yaa lekk sama ti jox naa la temps maanaam dafa moom moo dugal boppam moom moo organisé tamit li nga xam ne moom moo di émission bi man ci interview laa bëggoon a yem ak moom mais moom moo ne ma dama bëgg nga dalal ma man ko mais man taskatu xibaar moom lu muy xaar mooy tey ji journaliste bu mag boo gis fii tey ji su sañoon dalal ab passeur bu nekk bu jóge Libi jaa film yi nii loolu moo xew waa RFI ak BBC ak RFM ku ci sañoon tey ji dalal ab passeur man nag loolu exclusivité la ma am ko ci biir ay waxam nag peut-être dugal na boppam ba ñëpp xam ne kii nii coxeur la bi mu wàccee force de l'ordre yi jël ko yóbbu ko bon li ci des nag justice mooy def liggéeyam moom moo def wala deful du man maa koy décider émission laa doon def émission ba jeex na justice jël na ko mi ngi ci loxoy yoon ñoo war a xool ba xam moom def na wala deful. mais yow ba léegi kenn gendarmerie interpellé. non gendarmerie interpellé wu ma ci dara maa ngi lay déglu man tamit su ma woowee tamit ma wax leen rek lii ma lay wax nii laa leen di wax parce que xaw ma këram xaw ma fu mu dëkk numéro téléphone am lañ ma jox ma woo ko yow yaa Adama Mbaye mun ma waaw man ko léegi lii mu ni moom daf man la doon seet dafa bëgg ma invité ko ci émission bi organiser ko émission boo xam ne li ma defal boo yooyu jóge Libi man it ma defal ko bi mu ñëwee toog bon xam nga nit ñi soo ñëwee nag yow yaay défendre sa bopp. bi mu ñëwee nag xam naa li mu wax su nit su dee wax dëgg da nga koy xam nit su dul wax dëgg da nga koy xam te auditeurs yi ñi woote ñëpp dan wax lu seen kàddu mooy ana autorités yi dëkk bi xanaa dégluwuñu émission bi ñëw jël si kii ñi woote téléphone ñëpp ci émission boobu loolu la ñu wax autorités yi tey xam naa dañoo déglu loolu dégg am na ñu ma doon wax naan ma procureur yi ngi dégloo ñu bari ñu ma ko doon wax mais man yooyu intéressé wu ma procureur yi ngi dégloo commandant ngi dégloo loolu intéressé wu sama émission naa ko teg ci yoon mu jeex ci jàmm ak salaam mu jeex bi mu génnee jàpp nañ ko mi ngi ci loxoy yoon moo ci des na def liggéeyam su fekkee moo coupable yoon na te def la ca war su fekkee coupableul yoon def la ca war. yéen a ko gis dégg ngeen histoire boobu xam ngeen nu mu demee donc coxeur boobu ko nga xam nekkoon na ci Libi di jaay ay doomi sénégalais comme moom gis na mujj à travers émission wu Ndoye Bane loo xam ne journalistes yi ñoo ko waroon def comme ni nga ko waxee ku dul journaliste ku ñuy xas di yàq daram ci réseaux sociaux yi xam ne daf leen a gën amuñu ni ñu ko mën a fayoo moo tax ñu bëgg ko jaareel noonu gis ngeen yàlla li muy dogal
donc jox na service réewam di ko liggéeyal ma dellusiwaat nag leen woon nan la gën a rendre service à la nation sénégalaise loo xam ne du Baba Aïdara du ñii koy supporter duñ journalistes yi taxaw di nga xam ne déontologie xamuñu ci dara seen éthique professionnelle dañ koo teg fële di kàcceeg am fuñ féete alors xool leen kii dafa nekkoon militaire déglu leen fa mu nekkoon ca Casamance booba yéen a nga ci seen Amérique yéen a nga ci seen gannaaw banque yéen a nga ci seen kër kenn defu ca lenn kii moom moo demoon di ko reye ba mu jógee ci Dakar Bango dem ba Casamance lii taxaw na ay corps di dee ci kanamam waaw ñu jàpp ay rey ay militaire Sénégal mu dem di reyante di jaay bakkanam li ngeen di wax kon nag war ngeen am gàcce yéen ñi toog di ko saaga da ngeen ko war a jéggalu waaw bu leen jéggalu da ngeen am problème parce que ay tàppet ngeen yéen ñi nekk di ko saaga yéen ñëpp da ngeen war a rus kii mooy patriote yi ngeen di soow fii toog ci gannaaw vidéo naan patriote da lii mooy patriotisme xool leen li déglu leen histoire bi ba mu demee ca Bango ba ca Casamance peace. Mamadou Ndoye Bane ancien militaire la woon ndax dëgg la loolu. waaw man ancien militaire la je suis de la classe 95-3. dafa jot nga dem Casamance. waaw Bango laa jaar comme Bango Dakar Bango def fa 6 mois formation génn dama génn rek ñu yóbbu ma Casamance parce que xam nga du ko ne la ñuy yóbbu ci guerre nag parce que souvent dañuy dégg civil yi naan barki démb la génn rek ñu sànni ko ci guerre bi c'est parce que suñu la formé 6 mois dinañ xam 6 mois dinañ xam. ñan ñoo gaa yi am fit yi ak yambar yi dañuy jël yambar yi affecté leen feneen jël gaa yi nga xam ne am nañu yaakaar ci ñoom ñu yóbbu leen ci ñu nekk ay combattant man Casamance laa def sama durée légale yëpp armée jàngu fa dara lu dul guerre xam nga souvent dañ naan dañ lay jàngal métier yu kenn man jour ba ma ñu wàccee Casamance jour boobu la ñu dugal ci àll dëkk yooyu ngay dégg ay Bamondra Mankaañ dëkk yooyu ngay dégg configuré yi yooyu yëpp jaar naa waaw parce que jour bi ñuy dóor Mouhamed Ali tay di dóor Mouhamed Ali muy toog laa ma jooju bu jour boobu mi nga fekk ci guerre boobu metti boo xam ni ci suba gi ba combat bi jeexee ñoo ngi ñafe après bi ñuy ñëwee nag dañuy ñëw bi ñuy ralentir combat bi ci la xeex bi di doog a jeex. lan nga am benn souvenir foofu ci Casamance. souvenir am na benn jour di nga doon nga dégg ñu naan rey nañu 25 militaires Casamance 25 temps yooyu ñu ngi fekkoon fii ñu nga fekk premier bat fii Leclerc ñu doon préparé dem Bangui jour bi ñu reyee 25 militaires yi colonel bi nekkoon fii daal nii nañu réglé lii ba pare doog a dem Bangui ci la ñu jël benn fekk ñoo ngi football ci benn terrain ci lañ jël benn avion teg ko ñu duggoon ñu ci automatiquement ña reyoon 25 militaires yi ba ñuy dem di ñibbi ñun Dakar lañ jógee dem kaari leen le fait que jour boobu xam nga suñu reyee sa ay moroom da lay metti da nga yàkkamtee egg comme yow nit nee la reportage Abdoulaye Wade day ñëw nga yàkkamtee yegg aéroport noonu la militaire bi di yàkkamtee egg ci terrain bi pour jàkkaarloo gars yi parce que dafa doon lu metti li ma gën a marqué mooy sama benn classe boo xam ne ñoo doon geeroon ñoo doon ànd ñoo bokkoon classe ngaay bokk benn néeg Bango génn ñu bokkaat benn camp bu ñu affecté ñu demandoo Casamance ñu guerre bi tàng ñu jam ko te biñ koy jam ñoo àndoon man ak moom te biñ ko jamee pare man maa ko boot yóbbu ko ci ambulance te jour bi ñu koy boot boobu noonu nit ñi rebelle ñi ngi tiire sama kaw ma boot ko après bi ma xoolee bale yi doon tiire yëpp ci ginnaaw la doon dal moom parce que dama ko boot donc su ma ko bootu woon bale yi man lay dal parce que waa ji fi mu tolloon di tiire moo sori mais su fekkoon à bout portant la su dóoree bal bi da koy percer ma mais dañuy sol ay gilet pare-balles ak yeneen i affaire yoo xam tamit soo ko solee ci biir yoo xam ni sunu maam yooyu ñu fi bàyyi soo ko solee soo tiiree du dugg yooyu yëpp day am jour boobu daal sama xarit boobu nga xam ne moom dafa daanoo ba ci terrain champ de guerre bi moom lu ma metti la ba toujours dama koy fàttali ak li ma gën a metti journalistes yi di ko def mooy su militaire deewee Casamance ñu koy publier ci internet bi wala ci journaux yi génne militaire bu tëdd loolu lu ma metti la parce que soo américains yi mosoo gis seen corps français yi doo mosoo dégg gis seen corps
lu tax ñun Sénégalais yi ñuy gis suñu corps ay militaire loolu du yoon journaliste dañ koy def xaw ma dañ xamul xaw ma mais loolu kenn du ko def ci techniquement ci stratégie de guerre loolu kenn war ko def donc ki nga xam sa militaire bi lay aar yow da nga ko war a aar yow journaliste bi mais yàkkamte nañu rey nañ ay militaire Casamance yow amoo image nga jël benn image yu militaire bu sol camouflé drapeau Sénégal mu tëdd nga photo ko génne ko sa journal loolu ça se fait pas te journaliste yi xamuñu loolu c'est dommage te puis militaire su daanee daanoo Casamance journaliste loolu da ko war a metti comme daf ko war a metti du ñu dem sur le terrain journaliste da ngay dem sur le terrain comme ni ko Amadou Mbaye lu mu doon def di ñëw foofu daan nañu fa fekk ci àll bi di ñu def reportage su guerre amee suñu jamee ay militaire wala ñu jam ay kii dañuy gis mais bu leen photo militaire bu daanu ci guerre kenn waru koo photo. ok am na ancien militaire yoo xamante dañuy gis ñu am handicap seen tànk yi damm seen loxo yi kii ndax yow am nga benn gaañ-gaañ bu lay kii loolu mooy lan. waaw lii éclat d'eau bi la maanaam dafa am ay armes yu ñuy wax RPG soo gisee rébellion bi am ci sous-région bi da nga koy gis. benn fetal bu mag lay doon bu am lu mel ni genre affaire ubbi ci kaw ci kanam yooyu suñ ko tiiree fii dalul ci miir wala dalul ci garab du am effet moo tax souvent militaire yi dañ leen di tere ñuy dajaloo parce que su dajaloo yooyu suñ ko dóoree fii ñu fi ne ñëpp lay laal loolu la woon loolu lañ dóoral ci garab éclat bi dugg fii dem naa ba libéré armée ba libéré ba nekk ci animation bi te su ma bësee fii day génne weñ yooyu ay éclat ay kii la mais nag sant yàlla parce que am na sama xarit yoo xam ne ay tànk seeni tànk lañ dagg ñi seeni loxo ñi dee fa bon man souvenir boobu laa ci am quoi mais nag guerre moom mais nag bëgguma woon génn armée nag parce que def naa concours gendarmerie def naa concours douane def naa concours yu nekk mais concours bi li ñuy jël ñooy bari di nga jàll examen di nga jàll mais dañuy sélectionner après imagine 1200 personnes ñu war a jël 60 2000 personnes ñu war a jël 100 loolu xam nga signifié wul dara moo tax daal man pare ci affaire bi. Mamadou Ndoye Bane ñu ngi lay gërëm. jaajëf. ok kon nag gis ngeen sama gars yi man nee naa leen lu may def damay jël ay vidéo di documenter les choses waaw mais dama bëgg aussi ñii live ak ñëpp ngeen am respect ci yenn doomu aadama yi quoi vraiment nit koo xam ne si yow nee nga patriote nga gis koo xam ne jàngal na lan mooy patriotisme. lan mooy servir sa nation yow defoo loolu defoo lu ko jege taxaw fii naan da nga koy dénigrer di ko saaga di yàq daram toutes ces choses là bu ngeen xalaatee yooyu war ngeen a am gàcce war a rus di leen réfléchir quoi waaw te ma ja déglu yenn con yi lu ñu leen di wax kii xam nga ne dafa joxe réewam kii nekkoon jóge ca pire ñëw ba créer situation yooyu yëpp ba dem ci ay rajo ba am valeur boo xam ne tey ji ñuy wooyee ay journaliste lañ ñu ngi koy waxe xam nga ñooñu tey bu ñu demoon taxaw ni ma leen ko waxee fu mu fëgg dañ koy ubbil yéen fu ngeen fëgg ñu takkal leen li ngeen yor kooku war ngeen xoolaat seen bopp xam ne monde bi dafa changé ay yor naa diplôme bi rek damay toog ci kaw nit ñi ci kaw bopp nit ñi yooyu dafa xewi waaw jox naa leen ay exemple waaw Youssou Ndour nee naa leen ay Rockefeller nee naa leen ay Ndiouga Kébé ay Djily Mbaye ay Diallo Picc ay Bokar Samba Dieye ay Serigne Mboup mais vous vous rappelez de ces noms ñii ay milliards la ñuy véhiculer comme ni ngay waxee ay weccit loo xam ne yéen du ngeen ko mës a gis seen àdduna yéen ak seeni diplôme ngeen ñëw bëgg jaay ay diplôme mais bu waaye da ngeen war a rus ñëw taxaw di wax ak nit ki sax naan ko am naa diplôme yow amoo ko way te kii am faculté boo xam ne yow amoo ko yaag say diplôme fu mu taxaw ci gannaawam ngay topp wala weer dee moo lay fay yaag say diplôme yow mi jàng ba yey kayit yi voilà am leen respect ci nit ñi am leen respect ci doomu aadama yi waaw Ndoye Bane mi respecté leen ko ni ngeen war respecté ñi nga xam ne ay ndongoy daara lañ ñëw di leen jàngal seen métier yéen di leen rus bu ngeen di wax yenn yi ak seeni followers ñëw di kat ci kenn ku ne commentaire mais yéen li ngeen di commenter war ngeen taxaw sax ngeen tegaat leen ñoom ci yoon ngeen war a jiite loolu xam ne du jàng kese moo yor ñii ma leen limal fii kenn jàngu ci fëgën romb ñu CM2 am na ñoo xam sax jaaruñu fa te pourtant ay milliards lañu véhiculer ngeen nekk yéen ñi di leen soqu ci gannaaw ngeen di fay weer wi dee kon nag ngeen war a am respect ci ñooñu waaw jàngum kese bu leen ko fi bàkkoo yooyu dafa xewi léegi nag
di leen sant gars yi di leen gërëm di leen tàggoo ci vidéo bi nga xam ne si Ndoye Bane mi ñàkk a jàng mi et tout ndongol daara li di leen jàngal ci émission boobu gis nga émission yu am importance yoo xam nit ki booy def dara daf 15 ans muy taxaw ay wareef ay xalaas ay thème de la semaine kii ci thème de la semaine la jóge woon mu leen di jàngal ci triant yi sëriñ yi triande mooy comme yéen yi baadoole yi xam taxaw naan kii jàng naa kii jàngul am na sëriñ yoo xam ay triant lañ di leen fooye di leen gëmloo yéen yi di leen laaj yeen xaalis yi Ndoye Bane da leen di yee ci yooyu ngeen war cee jàng yéen ñi yor seen i kayit di jàng te bés bu ne ngeen daanu ci kàmb yooyu kon nag seen njàng moomu na ngeen ko def seen poos yi te respecté doomu aadama yi voilà kon nag gars yi fii laa leen tàggoo di leen nuyu di leen bàyyi ak vidéo bi nga xam ne si Ndoye Bane mi ngi ci yee ay doomu aadama ci thème de la semaine ngeen xool révélation yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox ci sëriñu waaye yow type faux type là tu vois fake sëriñ yi sax dafa am ay fake ok donc di leen tàggu foofu ba beneen di ko remercier di ko encourager Ndoye Bane continuer ci li ngay def te bu ko bàyyi ñii baleen ak seenum njàng ñu la koy jaay bis boo xëyee sénégalais yi duñ ay dof li nga leen di servir ñoom ñeeg seen i jàng yëgaluñ ko seen yaram li ngay servir Sénégal ñoom ñeeg seenum njàng jariñuñ dara compté wuñ tous te duñ ko mos a compté ñoo ko seen i diplomate seen i carte journaliste yu def seen i poste continuer ci li nga nekk yaa leen sut te dëgg leen gën a sut ca kaw ca kanam donc moo tax mon frère bul tiit bul ragal ñii bu leen faale bu leen yëg bu leen compté doxal sa dox ni ko Youssou Ndour di wax ne boo leen toppee sax daañu la tardeel ñoo seen i carte ak seen i diplôme kon nag gars yi di leen sab di leen gërëm di leen wax ngeen bindu ci chaîne bi Khadim Gueye TV moo dédié woon loolu koo xam ne mérité na ko parce que décidé naa quelquefois di jël ay personnages yoo xam ne si vraiment c'est des vrais sénégalais ñu mu mën a wooyee pas ñi nga xam ña nga ca àll ba depuis 20 ans 25 ans xamatuñ lu nekk Sénégal te naan dañuy xeexal Sénégal xam nga kooku kii xeexal Sénégal dëgg mooy Ndoye Bane mi ak ñu mel ne moom nekk ci réew ma sur le terrain waaw di dox ci social bi ku am problème ñu taxaw ci pas baadoo la yi ne ci Amérique ak ay France ak fu nañu ne fa di kat ci kese ne ci vidéo bi di mbalalal yi xam ngeen fan ngeen war a féete kon nag gars yi di leen sant di leen gërëm pàcc et benn peace and love check it out. waaye yow doo ko def vite fait. waaw defal loofe. benn dama lay won benn ayca loofe. gis nga dama yoon gars yi. fogal këyit bale. waaw lii sama këyit la. inspecteur day mat. non gis nga inspecteur day mat madame Sarr téyel ma lépp bul nooyi. gis nga téyel këyit bi. ma téyeeti. waaw léegi daal ragal. ma sóoraale. gis nga këyit bi bismillahi rahmaani rahim. dama yoon gars yi rek. dañuy ñëw ni la dañ lay seetal ci enveloppe. waaw. lii enveloppe la xool leen ko bu baax dara newul ci biir nañ ko jël. ani Babacar ak Munti. voilà dara nekkul ci biir. gis ngeen ko nii. enveloppe la. waaw gis nga ko nii. waaw. ñu la ñaanal sa soxla ci enveloppe bi. ma ñaan nga ñaan ci kayit bi ñaan. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. ma xool sama soxla tu. voilà gis ngeen ko mu jox ma kayit bi mu dugal ko ci biir enveloppe bi. daal di dajji enveloppe bi. nii. nga kaste ko. dajji ko nii. tëj enveloppe bi. waaw. waaw. am na ñoo xam dañ koy teg. ñu la toog ci. waaw. waaw. am na ñoo xam dañ naan la taxaw ci. waaw. am na ñoo xam dañ naan la teg ci say loxo. waaw. am na dañ naan la julli ci ñaari rakka. waaw nga teg si sa jë. waaw am na ñoo xam ne nag dañ la am na ñoo xam dañ naan la taxaw ci. ba pare ñoom dem dox ci seen soxla. bala fa. nga taxaw ci ay waxtu. ginnaaw du yow bëggoo yeewu. waaw. nga taxaw ci rek. waaw gëm ko. taxaw daan yeewu la. waaw nga taxaw ci rek. enveloppe bi nekk nga taxaw ci. bu dee doxi soxlaam bu dox ay soxlaam. xëy na sax day ndékki wala nga def ko ñëw jël kurus gi de tari. bari kurus ba woon démb. def nii wax léegi daal di jël benn genre paaka wala jox ma seringue bi. moom la waaw. jël ko. ñi dañ koy dajji. moytul jam sa bopp. ñi dañ koy dajji. waaw. suñ ko dajjee. waaw. waaw. suñ koy dajji. waaw. yaa ngi gis. gis nga. gis nga li ñu def. bii ban moytul. waaye yow feuille bi amul woon dara de. gis nga. waaw. gis nga. feuille bi nga ma joxoon nii moom moo nekk nii. gis nga ko. feuille bu weex tàll. loo tari. soxla. non Alxuraan nga doon wax. waaw.
lii lan lii la. alxuraan la kay. gis nga. ba ñu xaatim ko nii. waaw. wan ko sa caméra. ñu ngi ni. waaye te ci enveloppe lañ koy defee. loolu naka lañ koy defee te gin dañ koy def da ngay tiit xulli sa bët yi. man mi benn ci man. voilà enveloppe yi ñaari enveloppe la. yu ñu tegale. du ñaari enveloppe di doy ba. si ñaari xool la bu wax gis nga ko ñaari enveloppe la benn enveloppe bi dañ koy xotti dugal ko ci biir. kayit bi nga ma joxoon ñu ngi nii. yaa fi kayit bi nga ma joxoon ñu ngi nii fekk dañoo préparer ay enveloppe yu bari dagg ko ak ay kayit yu toll nii ñaari enveloppe la benn bi mu ngi nii dañ koo sof. dañ koy wàññi. dañ koy sof gis nga ko nii benn enveloppe genn wàll enveloppe baa ngi nii enveloppe bi ma leen wonoon mi ngi nii pour wan la ko enveloppe bi nii lañ koy def gis ngeen ko nii tëj ko nii jël beneen dugal ko ci biir enveloppe bi. su ko dugalee ci biir enveloppe bi mi ngi nii tëjukaay yeeg yëpp a ngi nii. dugal fi kayit bi nga xam ne moom lañ xaatim la ñuy dugal ci biir. tëj ko jël enveloppe bu bees bi amul dara ñu dugal ko ci. su la ubbilee nii ne la gis nga enveloppe la nga ne waaw ñu tëj ko dugal kayit bi tëj ko ci biir suñ koy dajji ginnaaw lañ koy dajjee. comprendre nga. waaw su paree nag ñu tee galaaj lii nii naan la dañuy wax sa soxla yow sa wujj bi moo la liggéey sa yaayu jëkkër moo la liggéey na nga sa rex xar mu weex na nga def ne fekk loolu lépp ñuy wax dara du ci dara. li ñuy wax rek du dara noonu la ñuy def nit ñi. commerçant ya ca HLM intelligence bu ñu am ba di man la commerçant ya ca HLM ya ca marché ak commerçant yi lañ ci gën a yàpp. parce que xam ne ni jigéen ñi ñoo gën a bëgg affaire u seet. ak góor ñi léegi góor ñi gën a joxe. góor ñi gën a dóor màtt. non mais gis nga jigéen ñi tamit. dañu ci bari dañuy jël seen bagage teg seen say sa goroba am na jigéen ñi sa or ñu jox la lii ñu jox suñu or ñu laaj la or laaj la ba laaj loo amul nga leen di lebi. yu mel nii la. Seydina Muhammad su fekkee yow mënoo lire alxuraan ci nga gën a dee. toppatoo doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox mojo bu leen wutal bës doxal sa dox yow daal buñ la tàddeel doxal sa dox ñii matuñu kilo sama kilibar politique yi ñaar doxal sa dox doo leen ci rosi dina xëy rek bañ na gis nañ ko fii te boo ko laajoon du la wax lu waral lii fu mu toog dégg sa tur di bëgg dee bako yàlla ngi janox moom nit dina xëy rek bañ na gis nañ ko fii te boo ko laajoon du la wax lu waral lii fu mu toog dégg sa tur di bëgg dee bako yàlla ngi janox moom boo dee génn sañ seen xeeñoo lu neex romb ko xol ba di dagg ci ko fe loolu doy na ay dumay dóor buñ la tardeel doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox